ñi ngi leen di nuyu di leen jaajëfal yéen ñi nga xamante ne ni yéenay suivre chaîne bi di Xalaat TV tey nag ñuy waxtaanee kii di Mamadou Dia bokkoon ci homme politique yi nga xamante ne nii marqué nañ histoire Sénégal anniversaire lii di génn àddunaam ñu koy célébrer le 25 janvier mu nekk benn occasion boo xamante nii dañ ko saisir ngir dellu si waat ci nit ki pour nit ñi nga xamante nii xamuñu ko rawatina nouvelle génération bi comme ni ñu amee habitude di ko def ci yenn nit yi nga xamante ne nii dañoo bëgg seen réew te def nañ lépp ngir boole ko ci réew yi nga xamante ne nii réew yu développé la Mamadou Dia bokkoon ci doomi aadama yooyu noonu. ci vidéo bi nag dañuy waxtaanee parcours Mamadou Dia mooy kan naka la def ba yegg ci bopp conseil du Sénégal de 1957 à 1962 dina ñëw tamit ci projet bi mu amoon ci Sénégal surtout nag crise politique bi nga xamante ni moo amoon en décembre 1962 bi nga xam ni moo ko boole woon ak Léopold Sédar Senghor bi nga xamante ne nii daanaka dafa détruire ki nga xamante ni mooy Mamadou Dia yàq àddunaam tëj lu ko kaso histoire boobu yëpp dina ci ñëw ngir mu gën a mën a leer seen bopp ngeen xam histoire boobu leen nu mu demee parcours jëmm ji Mamadou Dia lan la apporter Sénégal ak lan la naroon yéene la amoon pour réew mii di Sénégal. Mamadou Dia mi ngi juddu le 18 juillet 1910 fële nga xamante ni mooy Xombol nekk ci Sénégal. mu nekk un homme politique sénégalais comme ni ma ko waxee léegi waajuram bu góor nekk tukuleur bàyyi ko fi nga xamante ni mooy Kanel nekkoon itam cheminot fële nga xamante ni mooy Thiès avant muy doon policier exercer fi nga xamante ni mooy Xombol yaayam nag ab séeréer la boo xamante ni mi ngi cosaanoo fii di Bawol. Mamadou Dia nag laataa muy dugg école formé nañ ko fi nga xamante ni mooy daara alxuraan te bi muy dugg école mooy jamono gi papaam génne àdduna bi papaam génne àdduna la dugg école primaire fële nga xamante ni mooy Saint-Louis ci atum 1924 waaye itam wëyal di amal li nga xamante ni mooy njàngum alxuraanam booy xool li taxoon Mamadou Dia am particularité maanaam wuuteeg yenn homme politique yi nga xamante ni ñoom la maaseel jamono ak ñi nga xamante ni après génération ñoo ñëw mooy laata muy dugg école dafa am ndëgër laay ci wàllum alxuraan maanaam ci wàllum diine dafa jàng diine l'islam sax ci dënnam muy wëy di ko jëfee ci bépp acte boo xamante ni mi ngi ko doon def te même bi mu duggee école aussi da daan wëy di yaatal xam-xamam ci li nga xamante ni mooy wàllum diine. Mamadou Dia aussi jàlloon na concours d'entrée école normale bu William Ponty bi nekk Gorée mu nekkoon benn école normale fédérale Afrique occidentale française mu admis en 1927 loolu may ko mu nekk instituteur maanaam jàngalekat fa la nga xam ne mooy Saint-Louis ci gox bii di Fissel nekk na itam directeur école régionale bu Fatick en 1943 parcours am nag jot ko booleel ay nit yu bëri mu jot leen a xam ci wàllu carrière am mën na ci citer Joseph Mbaye Fara Sow Abdoulaye Sadji Ousmane Socé Diop ak ñeneen. mu nekkoon benn groupe xarit boo xamante ne nii musuñu woon may jàmm li nga xamante nii mooy ñi nga xam ne ñoo ñu colonisé woon taxaw nag temm ngir xeex li nga xamante nii mooy mbuumu njaameel bi nga xamante nii jox na suñu diggante ak France. laata muy dugg ci politique même Mamadou Dia dafa engagé woon pour mu leer ci ñi nga xamante ni xamuñu ko woon boo xoolee ci wàllum situation économique Sénégal boo xoolee da ci daan intervenir nekkoon le relais ci li nga xamante ni mooy jumtukaayu tas xibaar yi doon taxaw di wax ci li nga xamante ni mooy jafe-jafe yi baykat yi doon jànkonteel waaye Mamadou Dia xamoon na ni combat am mënu ko woon réaliser tant que engagé wul ci li nga xamante ni mooy politique parce que politique mooy doxal li nga xamante ni mooy réew. léegi taxawaay bu am solo bi mu amoon di xeexal population Fatick di intervenir ci domaine yi nga xamante ni concerné na li nga xamante ni mooy population bi ñi dëkk Fatick ne ko mu nekk candidat ci assemblée du conseil général après ci la intégré li nga xamante ni mooy SFIO section française de l'internationale ouvrière boo xamante ni daanaka ab parti socialiste la ci noonee mu am parrainage maanaam Léopold Sédar Senghor parrainé ko ak kii di Ibrahima Seydou Ndaw parrainé ki nga xamante ni mooy Mamadou Dia ñu élire ko conseil général en 1946 maanaam càkkuteef bi population Fatick bi amoon maanaam càkkuteef bi population Fatick amoon mu matale ko. Mamadou Dia nag continuer xeex bi parce que jamono yooyu section française de l'internationale ouvrière bi nga xamante ne nii moo fi nekkoon Lamine Gueye moo ko jiite woon léegi Mamadou Dia Senghor Léon Boissier jàmmarloo woon ak ki nga xamante nii mooy Lamine Gueye parce que déggoowuñu woon ci ay anam yu bëri ci noonu la ñu démissionné ci parti boobu noonu di section française de l'internationale ouvrière le 27 septembre 1948
biñ ci noppee ci lañ créé le bloc démocratique sénégalais muy BDS bi nga xam ne mu ngi tenir congrès fondateur am 15 jàpp 17 avril 1949 la nga xamante ni mooy Thiès. parti boobile Mamadou Dia ñu def ko secrétaire général Senghor nekk président parti boobu noonu waaye après parti boobu noonu di BDS changé nañ tur bi après soppi ko tuddee ko BPS bloc populaire sénégalais après ñu tuddee waat ko UPS. avant loolu aussi Mamadou Dia nekkoon na grand conseiller AOF Afrique occidentale française en 1948 laata muy nekk sénateur Sénégal li ko tàmbalee 1949 jàpp 1955 laata muy nekk député moom ak Senghor ci assemblée nationale française en 1956 doon siéger ci wetu IOM mooy les indépendants d'outre-mer. ci diir bi nga xamante ni nekkoon na assemblée nationale française Mamadou Dia doon wéyal li nga xamante ni mooy jàngam bu kawe boo xoolee jàng na géographie jàng na droit jàng na sciences économiques lépp ngir yaatal xam-xamam ci fànn yooyee. Mamadou Dia àndaat ak Senghor en janvier 1957 boobu aussi ab fàttali la ci wàllu histoire créé parti de la convention africaine muy PCA boobu noonu ab jéego la woon pour créer ab fédération africaine boo xamante ni dirigeant yu bëri dañu amoon càkkutéef boobu noonu. En 1956 le 23 juin 1956 ñu appliqué loi cadre DEFER bi may Mamadou Dia nekk vice-président du conseil du gouvernement du Sénégal en mai 1957 jamono yooyu gouverneur bi moo nekkoon Pierre Lamy. après Mamadou Dia mu nekk tremplin bu permettre Mamadou Dia nekk président du gouvernement du Sénégal boobu avant ñuy am indépendance léegi nag en 1958 problème mu indépendance taxaw homme politique yi ku ci mel ni Valdiodio Ndiaye Mamadou Dia ak ay yeneen kàngam doon sàkku ñu am suñu indépendance ci noonu la Charles de Gaulle proposé ab référendum jamono jooju la problème yi commencé am diggante Mamadou Dia ak Senghor parce que bi ñu nee dañuy proposer référendum Mamadou Dia dafa ne woon dañuy am indépendance dagg bépp lien maanaam duñu lëkkaloog daray France bu ko defee France day jël ay kaakaam ñibbi seen réew ñu bàyyi ak suñu réew ñu doxal ko suñu bopp. mais Senghor àndul woon ci loolu Senghor li mu bëggoon mooy Sénégal des ci li nga xamante ni mooy communauté française bi maanaam ci colonie yi nga xamante ni biir France lay nekk français yi ñoo ciy nekk di décider di diriger di imposer li nga xam ne mooy seen i bëgg-bëgg ñuy dem indépendance bi am mais bi ñu amalee indépendance bi ba pare Mamadou Dia moo des di nekk président du conseil après suñu indépendance 4 avril 1960 bi ñu am indépendance aussi ci fàttali histoire ñu nag Mali dañu créé woon fédération du Mali amuñu woon indépendance Sénégal am gouvernement Mali am gouvernement dañu boole Sénégal ak Mali mu nekk fédération du Mali te ki ko jiite woon moo nekkoon Modibo Keïta waaye Modibo Keïta dafa naroon prendre le contrôle maanaam jël teg loxo ci fédération Mali boobu noonu pour wàññi doole Mamadou Dia ak Léopold Sédar Senghor ci noonu la Mamadou Dia bi mu ko yëgee xam pexe Modibo Keïta Mamadou Dia convoqué séance extraordinaire bu assemblée du Sénégal organisé tamit conseil des ministres ci guddi 20 jàpp 21 août 1960 léegi nag Sénégal décidé rocceeku ci li nga xamante ni mooy fédération du Mali ñu am suñu indépendance Sénégal doon république ñu programmer li nga xamante ni mooy état d'urgence ci bépp gox ci Sénégal. après loolu Mamadou Dia bi nga xamante ni jàng na li nga xamante ni mooy wàllu économie am na ci xam-xam li mu décidé woon après loolu mooy ñu teg plan de développement économique boo xamante ni day méngoog li nga xamante ni mooy bëgg-bëggu Sénégal beneen yéene moo nekkoon tamit développer li nga xamante ni mooy diine l'islam maanaam njàngum l'islam ñu fësal ko suñu biir réew intégré ko ci li nga xamante ni mooy école yi képp kuy jullit nga mën sa diine xam sa diine ànd ak benn gëm-gëm ak benn ragal yàlla goo xamante ni dina ne ci yow laataa même sax ngay dugg école wala boo nekkee di nekk école aussi nga mën a xam sa diine bu fekkee ni jullit nga maanaam benn xeetu administration la boo xamante ni day wuuteeg li fi tubaab yi tegoon donte yombul woon parce que am na ñeneen ñoo xamante ni ku ci mel ni Senghor ak ay gàngooram yoo xam ne ñoom dañu bëggoon ñu conserver li nga xam ne moo fi newoon. après indépendance nag ci fàttali aussi tamit ba tey régime bi ñu amoon mooy régime parlementaire bicéphale Mamadou Dia moo nekkoon li nga xamante ni mooy président du conseil doon incarné li nga xamante ni mooy état boobu noonu lépp lu jëm ci wàllu politique ak wàllu biir réew mi moom Mamadou Dia moo ko doon gérer lu jëm nag ci wàllu politique extérieure président de la république ki nga xamante ni mooy Léopold Sédar Senghor moom moo ko doon gérer. ci jamono yooyu nag ak yéene yi Mamadou Dia amoon ci la problème am ak Léopold Sédar Senghor commencé nag di fës parce que Senghor àndul woon ci li nga xamante ni mooy politique économique maanaam doxalin bi ci wàllu koom bi Mamadou Dia
bëggoon fee teg ak beneen yéene Mamadou Dia boo xamante ni Mamadou Dia amoon na ko mooy néewal doole ay député yi nga xamante ni ay opportunistes lañu woon yi nga xam ni yu ci bëri defoon nañ ko après indépendance bëggoon profité wu parce que am nañ indépendance parce que jamono yooyu député yi dañu amoon ay augmentation de salaire dañu yokkoon seeni salaire yu ci bëri ñu dem di leb ci li nga xamante ni mooy banques yi te duñu fay am tamit ay action ci yi nga xamante ni mooy ay sociétés yoo xamante ne nii ñoo ne ci biir réew mi daan ci am ay action ba pare daan ci wutal ay action seeni jabar ak seeni doom alors que loolu méngoowul ak ligne politique bi nga xamante ni seen parti bi nga xamante ni Mamadou Dia ak Senghor ñoo ko teg li nga xamante ni moo nekkoon seen yéene Mamadou Dia taxaw ne faw ñu wàññi salaire yi waaye itam député yi fay xaalis yi nga xamante ne nii moom la ñu leb ci banque yi ba pare delloo action yi nga xamante ni moom la ñu am ci biir entreprise yi. Le 8 décembre 1962 président du conseil di Mamadou Dia prononcé benn discours boo xamante ni dafa jëm ci wàllu politique de développement wu li nga xamante ne nii mooy suñu réew yi. discours boobu mi ngi ko prononcé fii ci Dakar ci discours bi mu ne dañuy dàq lépp loo xamante ni tubaab yi def nañ ko fi lépp lu ñu tubaab yi may bépp doole bi ñu amoon si ñun dañ koy dindi. société coloniale bi nga xamante ni moo fi ne dañ ko fiy jëlee tubaab yi dellu seen réew baa ñoog suñu réew ñu doxalal ko suñu bopp ñu am dëkk boo xamante ni dafa moom boppam am économie boo xamante ni day méngoog suñuy bëgg-bëgg. puisque tubaab yi ñoom bi ñuy coloniser dañu jël dëkk africain yi dëkk bu ci ne ñu ne la yow lii ngay bay Sénégal moom tubaab yi dañ ne woon ñun gerte la ñu jagleeloon maanaam ñuy bay gerte économie arachidière moo fi newoon léegi Mamadou Dia ne déedéet du ñu yem ci gerte kese suñu wàllu économie duñ ko yemale rek ci wàllu gerte mais dañ koy yaatal dugg ci yeneen domaine dugg ci yeneen xeetu mbay léegi nag bi mu commencé am doxal yéene boobu noonu déclaration boobu nag commencé jaaxal Senghor nag moom tiit parce que Senghor objectif am comme ni ma ko waxee sànq mooy des ci li nga xamante ni mooy nooteelu France ci la ko jaxaseek li nga xamante ni mooy kilifa diine yi parce que Senghor dafa dem ci kilifa diine yi ne leen Mamadou Dia mi ngi waajal li nga xamante ni bu ko defee fii Sénégal yéen sëriñ si nga xamante ni am ngeen fi ay toolu gerte xam ne ci mbay ngeen yaakaar ci ngeen amee alal bu ko fi Mamadou Dia defee li nga xamante ni mooy seen i intérêt du ngeen neexleeti parce que marché arachidière bi nga xamante ni mooy mbayum gerte gi day dee kilifa diine yi ñoom it jàpp ni Mamadou Dia la mu nar baaxul ci ñoom. waaye Senghor yamu ci rek dafa dem ci député yi nga ñu déposer benn motion de censure boo xamante ne nii day daaneel gouvernement bi nga xamante ne nii daanaka Mamadou Dia moo jiite woon lépp lu jëm ci politique économique bi ak li nga xamante ni mooy biir réew mi Mamadou Dia. bi mu xamee ni motion de censure boobu noonu nga xamante ne nii baaxul teguwul yoon dafa irrecevable kenn mënu koo nangu Mamadou Dia ne motion de censure boobu noonu kenn du ko examiner fi nga xamante ni mooy assemblée nationale Mamadou Dia dafa ne nañ ko waxtaanee ci biir conseil nationalu parti bi ñu xool waxtaan ci li nga xamante ni mooy point yi nga xam ne mooy liy dëgg ci noonee Mamadou Dia évacuer li nga xamante ni mooy assemblée nationale empêché tamit gendarme yi tamit accéder ci mais teewul jaay nañ doole gi nga xamante ni mooy Mamadou Dia ba jot a sax arrêté li nga xamante ni mooy 4 députés motion bi ñu voté ko ci ngoon si Senghor voté motion bi mais motion bi voté wuñ ko fi nga xamante ni mooy assemblée nationale ñu ngi ko voté ci këru président assemblée nationale bi nga xamante ni moo nekkoon Lamine Gueye ci biir këram lañu voté li nga xamante ni mooy motion de censure boobu noonu ca ëllëg sa ñu tëj Mamadou Dia tëj ko kaso boole kook ay paracommando ñu jàpp ko comme benn raykoti nit wala benn nit koo xamante ni tekkiwul dara moom ak yeneen ñeenti ministre ku ci mel ni Valdiodio Ndiaye Ibrahima Sarr Joseph Mbaye ak Alioune Tall ñu yóbbu leen haute cour de justice bu Sénégal ci le 9 jàpp 13 mai 1963 te li gën a garaaw seen arrestation boobu noonu mooy procureur général moom sàkkuwul benn peine mais teewul malgré sàkkuwul benn peine ñu tëj Mamadou Dia giiru dundam ñi ci des muy Valdiodio Ndiaye Ibrahima Sarr Joseph Mbaye ak Alioune Tall ñu tëj leen ñaar fukki atu kaso ñu téye leen fa li nga xam ne mooy centre spécial de détention bi nekk Kédougou. Mamadou Dia ak ay ñoñam jot fa dund lu métti parce que si fàttali Mamadou Dia biñ ko tëjee foofu nga xam ne mooy Kédougou ci la commencé am problème mu bët ñu fa daan xoxotal daaw ñu ko toppatoo dañ ko traité foofu daal comme ku tekkiwul dara ab woyu boo xamante ne nii daal amulul woon benn njëriñ li nga xamante ni mooy après yoon tuumaal ko ne day def coup d'état. ki nekkoon jamono yooyu procureur général di Ousmane Camara d'ailleurs dellu si waat na ci li nga xamante ni mooy procès boobu noonu ci benn autobiographie boo xamante ni mi ngi ko fësaloon 2010 ci bindam yooyu noonu procureur Ousmane Camara nee na haute cour de justice bi nga xamante ni nii moo tëj lu Mamadou Dia ak i ñoñam amoon na sax ay député yu ne ci biir yoo xamante ni ñoo voté woon motion de censure bi nga xam ne moo naroon daaneel Mamadou Dia te Senghor proposé ko te loolu avant même ñuy ibbi li nga xamante ni mooy seen procès Ousmane Camara dolli ci ne magistrat yi nga xam ne dugaloon nañ leen ci li nga xamante ni mooy haute cour de justice boobu noonu
noonu muy président Ousmane Goundiam ak juge d'instruction bi nga xam ne nii mooy Abdoulaye Diop seen njëriñ moo nekkoon nëbb li nga xamante nii laloon nañ ko comme pexe pour daaneel Mamadou Dia pour légaliser li nga xamante ni mooy condamnation bi nga xamante ni teg nañ ko ci kaw Mamadou Dia ak ñoñam. te leneen li gën a garaaw mooy instant bi nga xamante ni Mamadou Dia ak ñeneen ñi ngi ci biir kaso bi ñu tëj leen ay français ci boppam ku ci mel ne Jean-Paul Sartre wala sax François Mitterrand sàkk woon nañ ci Senghor mu bàyyi Mamadou Dia ak ñi nga xamante ni ñoom lañ téewoon waaye Senghor dafa lànk tëdd ci suuf parce que dafa amoon ay pexe yu mu naroon biir Sénégal te tant que Mamadou Dia génn na nekkul biir kaso du ko mën a matale dafa xaar ba 1974 mars 1974 mu libéré leen gracier leen ñu def fukki at ak benn ci kaso bi Mamadou Dia def fukki at ak benn ci kaso bi moom ak ñoñam période boo xamante ni nii Senghor planifié na lépp politique coloniale bi nga xamante ni bëggoon na ko fi teg pour dooleel France biir Sénégal def na ko ak yeneen politique yoo xamante ni nii sénégalais yi du leen amal benn njëriñ ñu amnistier leen li nga xamante ni mooy avril 1976 te jamono jooju ñoom Mamadou Dia ki bokkoon ci seen avocat yi di ancien président Abdoulaye Wade. tey histoire boobu noonu nekk benn histoire bu gën a ñaaw ci histoire du Sénégal koo xamante ni liggéeyal na réewam amuloon na njëriñ réewam ñu sàkkal ko pexe noonu ñu bëri ñi nga xamante ni dañuy suivre li nga xamante ni mooy politique gu Sénégal nee nañ histoire boobu noonu mooy événement bi gën a ñaaw ci histoire politique gu Sénégal mu nekk tamit jëf gi gën a ñaaw gi Senghor def. Mamadou Dia nag après bi ñu ko libéré mu créé mouvement démocratique populaire MDP en 1981 waaye parti bi jotul woon am li nga xamante ni mooy doole bu baax parce que Mamadou Dia perdoon na temps bu bëri parce que fukki at ak benn ko def ci kaso nit ñi dañ lay xaw sax farfaate amul woon doole bu baax d'ailleurs Valdiodio Ndiaye bi nga xamante ni dañ leen jotoon na tëj moom ak Mamadou Dia dafa mujj rejoindre parti socialiste jàppale ki nga xamante ni mooy président Abdou Diouf bi nga xam ni moo remplacé woon Léopold Sédar Senghor ci élection présidentielle du 1983 yi. Le 17 décembre 1992 maanaam fanweeri at après événement yooyu yëpp général Jean-Alfred Diallo bi nga xam ne nii dañ ko nommé woon chef d'état-major par Léopold Sédar Senghor mu remplacé Amadou Fall Jean-Alfred Diallo boobu noonu defoon na benn déclaration xamal que ni Mamadou Dia musul def coup d'état contre Senghor te musul jéem a def coup d'état jëmale ko ci Léopold Sédar Senghor Jean-Alfred Diallo bi nga xam ne Léopold Sédar Senghor moo ko nommé woon chef d'état-major moom nee na ci boppam ci làmmiñam histoire coup d'état bi Senghor daf ko créé woon juste pour lëndëmal xelu nit ñi pour am ndigg sërëx boo xamante ni dina ci mën a jaarale Mamadou Dia pour tëj lu ko kaso loolu rek ay leeral la pour xamal leen ni lépp lu ñu waxoon ay sos la du dëgg Mamadou Dia après échec politique bi nga xamante ni am na ko gannaaw bi ñu ko tijjee ba pare mu perdre at yu bëri Mamadou Dia teewul ni sénégalais respecté nañ ko nekk une personne morale biir Sénégal nekk tamit jullit dëgg parce que bi Senghor génnee àdduna Mamadou Dia témoignage bu rafet la def ci li ki nga xamante ni mooy Senghor loolu rek di dëggal nit ki dimension bi mu àggoon ak jëlale esprit jëlale bi nga xamante ni amoon na ko. Mamadou Dia tamit ci wàllu dundam bind na ba ay fii def na ay publication biñ ci gën a ràññi mooy premier gouvernement du Sénégal en 1960 def na tamit ab contribution sur l'étude du mouvement coopératif en Afrique noire def na tamit ay taxaw seetlu ci économie Afrique noire ak problème yi nga xamante ni moo téye mu dem ci wàllum tamit nation africaine et solidarité mondiale def na ci tamit ay publication ci wàllu l'islam ak société africaine yi ak culture industrielle bi def na tamit ay essais yu bëri li nga xamante ni mooy diine l'islam bi nga xamante ni daf ci teniroon bu baax ak ay yeneen yoo xamante ni yu bëri def na ci ay mbind bafi ci tënk kii mooy Mamadou Dia mënuñu nag fësal lépp ci benn vidéo d'ailleurs am na yu bëri yoo xamante ni jotuñu ko cité parce que lu bëri la ñu mën a wax ci jëmm jooju di Mamadou Dia parce que Mamadou Dia dafa amoon projet de société maanaam dafa amoon projet pour tabax doomu aadama tabax nit jox Sénégal benn xar kanam goo xamante ni wute naag fi ko tubaab yi bàyyi woon bu guddi mësaan jot jamono gi mu nekkee ci boppu nguur da daan di wër tuuru Dakar yi di wër mbeddu Dakar yi di wër ñi nga xamante ni mooy jigéen ñi naan dañuy jaay seen bopp bu leen jàppee ba pare du leen tëj kaso déedéet da leen wutal ay jëkkër wala mu wutal leen liggéey tey ñu ci bëri ci jigéen yooyu tey jur nañ fi ay doomu kilifa ñu màgg tekk doon ñu respecté ci biir réew mi te liggéeyu Mamadou Dia la am na ci ay yeneen yu mu def ngir réewam waaye malheureusement Senghor moo yàq projet bi nga xamante ni moom la amoon ngir lan intérêt France Senghor bi mu fi sàqalee pexe ba pare Mamadou Dia li mu def mooy copier loi yi nga xam ne ñoo nekk France indi ko fii nii Sénégal légaliser li nga xamante ni mooy prostitution maanaam jaay sa bopp yàq ay xale jigéen di promouvoir di dooleel li nga xam ne mooy caaxaan avant muy jox réew mi Abdou Diouf bi nga xamante ni ci yoonam la topp ci ay tànkam la toppaat
donc vidéo bi tay loolu la woon jagleeloon ko Mamadou Dia di ko ñaanal rek suñu borom yërëm ko xare ko ci aljana yi gën a kawe yéene yi nga xamante ni moom la amoon Sénégal yàlla na ko suñu borom fay fële mu tëdd yàlla def ñu doon ay Mamadou Dia may ñu ay homme politique yu mel ne Mamadou Dia ngir Sénégal mën a doon réew mi nga xamante ni moom lañu bëgg donc ñu ngi leen di gërëm di leen jaajëfal di leen jox dig daje beneen yoon ak beneen vidéo jaa ngeen jëf